mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd beek télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ca gën a fës bokk na ca Mbuur ginnaaw rek ñaawteef yi fa amoon démb doxoon ci diggante ay alkaati yi ak ay mool fukk ak benn ci ay mool ñu ngi leen yóbbu ca procureur ngir rek mu daal di càmbar seeni mbir ginnaaw bi na amalee ñaawteef jagleel ko policiers yi dàq leen ak ay xeer loolu nag tax rek kon ñu bëri di ko ñaawlu suñu reporter delluwaat ca quai de pêche nekk ca Mbuur tefes ngir xool rek mbir yi wante jàmm daal dina fay dellusiwaat dañu ànd kon ak Abdourahmane Diallo ca Mbour ba léegi ak mbiru takk der yi waa SYNPICS di kuréel gi ëmb journaliste yi daal di bind bataaxal jagleel ko ministre de l'intérieur mi seen kilifa ñaawlu taxawaayu police ajuma bi weesu bi aar li ñu bokk doon ñaawtu rek li dox ci seen diggante ak réewum Sénégal rawatina rek yokk gin yokkoon courant bi ba tax ñu doon ci buntu xataal ay journaliste loolu nag Bamba Kassé mi nga xamante ni kon moom moo jiite syndicat journaliste yi daal di sàkku ci Aly Ngouille Ndiaye mu wax ki ñoñam ba lu ni mel bañ a amati fii ci Sénégal ca Tivaouane Peulh ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo moomoon kër yéen fa daan loon ñoom ñu amal geraw xiifal juróom ci ñoom nag sonn ba lott ñu yóbbu leen ca l'hôpital ñoom nag démb ba léegi kon ñoom ak seen njaboot ñu nga tëdd foofu ngir rek kër yi nga xamante daanal leen ñu lett leen wala ñu firi leen Noël ëllëg la incha allah ba tax na rek kon ki nga xamante ni moom moo jiite jàngu bi fii ci Sénégal daal di amal message Noël jagleel ko rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy way ngëm yi monseigneur Benjamin Ndiaye daal di ñëwaat rek ci ñaawteef yi nga xamante ñi ngi koy teg tout tànk yi bëgg na it nit ñi jàppal ma jàpp gën a mën a sax dàkk fii ci Sénégal bu ngeen taxir lu mbokk ñu yaatal xibaar yi. daleen jàmm mbokk yi ñu ñaanal nowelu jàmm bépp way ngëm fii ci Sénégal ak ci bitim réew yàlla def fi jàmm ñu dem ca Mbuur ginnaaw rek joxoon nga xamante ne moom moo doxoon ci diggante ñii di alkaati yi ak ay mool ba tax na rek kon am ñu ci am ay gaañu gaañu lu toll ci fukk ak benn ci ay mool kon démb la leen jàpp rek tey nag ñu daal di leen di jébbal procureur ngir mu daal di càmbar seeni mbir sunu reporter Abdourahmane Diallo ma nga fa ca Mbuur tefes Abdourahmane ñu ngi lay nuyu. laneen mën a jàpp ci foofe ca Mbuur ginnaaw rek kon jaamarloo yi doxoon ci diggante ay mool ak ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy takk der yi mool yooyu nag li ñu doon ñaawlu rek mooy quai de pêche bi nga xamante ni waroon nañ ko faa tabax. waaw li ñu mën a wax mooy ci tefes bi mooy tey jii nii ci suba si am na dal fekk nañ fa ay mool yi nga xam ne ñu jéem a defaraat seen i gaal ak seen i mbaal ak li ñu mel waaye tamit boo demee ci tefes da ngay gis ay yàqu-yàqu yu bëri yi nga xam ni amoon na fa démb ci coow yi nga xam ni amoon na fa donc ginnaaw bi ñu laajtee ñenn ñi ci proposition ministre bi ci lu jëm ci waxtaan yi ñenn ñi ñoom ànd nañu pour ñu mën a waxtaan ngir ñu xool ba xam lan lañ fa war a mën a def ndax information bi nga xam ne ñenn ñi jot nañ ko doorul information bu baax waaye ñeneen ñi ñoom nee nañu ak lu mënti def muy usine muy kee ñoom bëgguñu ko ci bërëb boobu ndax bërëb boobu njëriñ bi mu leen amal moo ëpp fuuf li nga xam ne moom lañ fa fas yéene def waaye tamit ci fàttali ci coow yi nga xam ne amoon na démb amoon na ñu bëri ñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo ñu sew sewaan yi ñoom mën nañ wax ni bàyyi nañ leen ba fu mu ne nii lu toll ak fukk ak benn nit ñoom jàllale nañ leen tey ji ci suba si ci kanamu procureur xool ba xam lan moo nekk njeexital ci mbir moomu waaye tamit amoon na image yi nga xam ne daanoon taw démb lu jëmoon ci moo li nga xam ne dañ doon fitnaal policiers yi te am na ci tamit ay policiers yi nga xam ne am nañ ci ay gaañu waaye tamit ci askan wi am na ci ñenn ñi nga xam ne am nañu ay gaañu waaye ci résumé mooy wane ni tey journée bu tey dal moo nekk ngum ci Mbour Chérif. bu ñu ñëwee ci image yi ñu ngi koy gis ni muy loo xamante ni doy na waar ay alkaati di daw lan la woon lim ba doyutoon wala doon ko waajutoon. waaw mën nañu wax ni xalaatu woon ni dina doon am xeetu résistance boobu ndax jàpp nañ ni projet bi lu doonoon lu amal njëriñ kii bi la woon nu mu tuddati nappkat yi donc waajaluñu woon ni mbir moomu dina xew askan wi au-delà de mool yi mën nañu wax ni ñu dëkkee te xes ñoom aussi dañu génn ngir bañ projet boobu noonu ndax mën nañu wax ni quai bi wala boog fu ñu fas yéene def site bi doon na mbir mi nga xam ne tamit seen booru koñ la et puis endroit la bi nga xam ne cosaan la pour ñoom donc takk der yi bu ñu doon ñëw jàppoon nañu juste dañuy sécuriser alentour yi ngir ñi waroon liggéey def seen liggéey xamuñu woon ni dañ doon waroon ñëw pour jaamarloo li ni mel sax a taxoon ci yenn waxtu yi ñu daal di indi ay renfort yi nga xam ne jees la ñu jógee woon ngir mën a résister foule bi ndax foule bi
ni mu ñëwee c'est pas un truc bi nga xam ne dañ ko préparé woon mbir la bi nga xam ni dafa commencé rek ñenn ñi ànd ak ma riirandoo bi askan wi daal di bëri te policiers yi newoon sur place taxuñu woon sàkkan moom. jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm moom Abdourahmane Diallo nekk suñ correspondant ca Mbour jëwriñ di dénk wàllu napp bi moom Alioune Ndoye démb ma nga fa woon ngir rek amal waxtaan digganteem ak yooye mool moom nag jàpp nañu dafa am ci ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw yi di leen suux ñoom ndaw ñi ngir rek ñu lànk projet boobu nga xamante ni kon ngëne la ci waa Mbour te buñ ko bëggul tem ñu jël ko rek yóbbu ko feneen ndax day loo xamante ni lu baax la ci napp gi daañu ci dellusiwaat ca nam gën a yaatoo ñu des ba léegi kon ci diggante takk der yi ak askan wi waa SYNPICS di kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb journaliste ñoom it daal di bind benn bataaxal jagleel ko ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ngir rek ñaawlu taxawaay bi nga xamante ni kon takk der yi amaloon nañ ko àjjuma ginnaaw rek manifestation bi nga xamante ni waa ñoo lànk ñoo ko doon amal doon ñaawlu yokk courant bi ñoom nag nee nañ lii bëggun mu amati ndax journaliste yi seen liggéey lañ doon def ba sàkku rek ci Aly Ngouille Ndiaye mu jël ci ay matukaay Bamba Kassé moom moo signé communiqué bi ba léegi rek ak way takk der ñi nag ñoom ñooy waa administration pénitentiaire génne communiqué di weddi li nga xamante ni kon ay tuuma la jëm ci docteur Babacar Diop mi ngeen gis nga xamante ni moom ak Guy Marius Sagna ñoo doon manifester ca kanam palais de la République ban jàpp leen Babacar nag ne ñooñ di agent pénitentiaire yi dañ ko doon bundu xataal ba tax na kon mu daal di yëg ay métit ci yaram yi loolu nag kuréel gi daal dina koy weddi ne moom Babacar Diop bis boobu moom moo doon rek jéem a teggi ndigal li nga xamante ni moom lañ teg foofu di règlement intérieur ba ca kaso ba ñoom nag nee nañ bi mu leen tuumalee nii dafa am ay gaañu ci yaram yóbbu nañ ko ca infirmerie yooyu doon càmbaral wér-gu-yaramam wante dara nemeewu ci loo xamante ni ay gaañu la te ba mi génn ca kaso bis boobu di àjjuma moom Babacar Diop kon lu ni mel lan daal di nemeeku kon muy communiqué boo xamante ni direction administration pénitentiaire kilifa kaso yi Sénégal ñoom ñoo ko génne kon doon ñaawlu rek yooyu tuuma yi nga xamante ni kon teg nañ ko ci seen der ñu dem fële ca Tiwaawoon Pël ñi nga xamante ni kon seen i kër dañ koo daaneeloon rek ca boobee diwaan ñoom ñoo amal grève bu xiifal démb ba léegi doon ñaawlu rek taxawaay bi nga xamante ni kon kilifa yi taxaw nañ ko ci seen i mbir ndax lu toll ci ay weer a ngi nii ñu doon daw seen ginnaaw ngi ñu wutal leen feneen loo foo xamante ni mën nañ faa dëkk wante ba léegi loolu mënul am ba tax na kon ñoom ak seen ak njaboot ñoom ñoo génn seen i kër dem foofa ca mbedd ma jege mairie ba ngir doon fa amal grève bu xiifal juróom ci ñoom ñu daal di leen di yóbbu ci kër docteur ndax rek danoo lott ci coono ñu déglu ci Pape Khalil Guèye mi nga xamante ni moom moo yor seen kàddu ci micro Ousseynou Thiam ak Bamba Samb. yoruñu armée yoruñu police yoruñu gendarme yoruñu sapeur mënuñu def dara liñ mën tey rek mooy ñëw xiifal même buñ ci deewee ci suñu ngor lañu dee parce que sàccuñu fenuñu dañu liggéey suñu ñaq ba li ñuy war yàlla war sa gël ñu tabax ko dëkk ceeg suñu njaboot kon nag tey jii su fekkente ni état Sénégal moo attan toroxal ñu ba pare ñetti at mu bàyyi ñu ci mbedd mi ñoom ñetti at yëpp ñu ngi ci seen jàmm nekk ak seen njaboot ñuy jàng di dem ak a ñëw li ñu bëggoon ak li ñu yàlla wërsëgal ci njiitum réew dadul benn en tout cas yaakaar jeex na tey suñu xalaat jeex na dañuy continuer nekk ci lu ñu nekk ba ñu fekk ñu fi rek yóbbu ñu ca bàqi numéro 2. ñu des ba léegi ci wàllu dëkkuwaay xam ngeen nguur ak Sénégal dañ fay bëgg a tabax lu toll ci téeméeri junni dëkkuwaay ñu koy wax ay logements sociaux ubbi woon nañ fi nag ab plateforme ay bés bee ñu génn ngir rek nit ñi mën bindu ji li nemmeeku nag mooy daanaka xaaj bi bindu nañ muy 500000 inscrits ci boobee plateforme di 100000logements.com boo seetloo nag Ndakaaru moom fanweeri junni ci ay nit bindu nañ fi ñoom ñoo jiitu région bu Thiès daal di ci topp démb kër jëwriñ ji nga xamante ni moom lañ dénk wàllu dëkkuwaay ñu ngi ci doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi ngir rek def bilan bi fi ñu ci toll ñu déglu ci ki nga xamante ni moom lañ dénk wàllu tabax ci boobee kër jëwriñ di Ousmane Wade ba léegi ci micro Ousseynou Thiam ak Bamba Samb. biñ ko ubbee àjjuma tey di altine donc mu toll ci ñetti fan yi rek déjà am nañ 50000 ñoo xam ne inscrire nañ muy ci Sénégal ak ci bitim réew 50000 yooyu tamit xam nañ ci yan région lañ nekk ñu mën a wax ne Dakar moo ci ëpp tegu ci Thiès. et cetera xam nañ également ci yan département lañ nekk xam nañ ci yan commune lañ nekk xam nañ également ay salariés lañ ñaataa ci doon salarié xam nañ ñaataa ci doonul salarié
xam nañ ñaata ñoo nekk France xam nañ ñaata ñoo éligible xam nañ ñaata ñoo éligible donc information yooyu yëpp lañ soxla woon moo tax ñu lancé ndax information yooyu bu ñu ko amee dina mën a tax lëkkaloo gi gouvernement war a lëkkaloo ak promoteurs yi nga xam ne ñooy tabax boobu gën a yomb ndax di nga xam fi ngay tabaxee di nga xam boo tabaxee ku koy jënd di nga xam ki koy jënd fi mu toll nii ñaata la am da nga xam fu mu nekkit également. li bokkoon na ci li gën a fës ci xibaar yi muy Noël bi nga xamante ni ëllëg ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre lañ koy màggal di bis bi nga xamante ni yonent yàlla Yesu Christa ci la gane si àdduna ba tax na rek chrétien yi di ko màggal ci àdduna bi yëpp ñu ci xaar tey li naan messe de minuit ak ñaan yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci église u àdduna bi yëpp rawatina fii ci Sénégal ba tax na ki jiite jàngu bi ci réew mi di monseigneur Benjamin Ndiaye Dia di ci amal ab message di kàddu goo xamante ni kon jagleel na ko way ngëm yi li ci gën a am solo nag mooy ñaawlu na li nga xamante ni kon mooy métital gi ni teg tout tànk yi ci réew mi wante tamit sàkku na rek ci sénégalais yi li daan solidarité di jàppal ma jàpp gi ñu gën ko mën a sax dàkkal su ko defee kon nekkin wi gën a mucc ayib daañu ci dellusiwaat ci nam gën a yaatoo ci suñu yeneen i xibaar. wàllu wér-gu-yaram sirop bi naan Ventolin moom moo manqué nag ci yenn ci ay pharmacie li ko waral nag xamagun ko ba léegi ba tax na kon ñi nga xamante ni moom la dénk wàll woowu liñ bëgg mooy Sénégal gën a moom boppam ci wàllu jëggaani garab ndax leen koy def bari na te bu manqué rek day indil gàllankoor ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy malade yi rawatina loolu nag ñu teg ci rek yeneen i garab yoo xamante ni li muy manqué bari na loolu nag ay docteur ci wàll woowu ñoo ci yëkkati seen kàddu ñu ànd ci ak Maguette Soirée Diallo ak Diafara Ba. Ventolin sirop nekk ab garab bu ñuy bindal ñi di faral di am ay crise asthme ay semaine a ngi garab googu amatul ci biir pharmacie yi benn bi nekk cëggal tàppe xamle nañ ni lu ni mel am na. Ventolin bi manqué na ci pharmacie yi mën naa ni jàpp benn semaine ba ñaari semaines yi ñu nekk nii gis nañ ni amatul ci marché yi amatul ci sunu grossistes yi ñuy jox garab. ak ñàkku Ventolin bi ki xelab màcc ci wàllub garab moom mu ngi proposé yeneen alternative yu mën a soulager ñi feebar. Ventolin bi ni ñu ko waxee léegi manqué na mais yeneen garab ñu ngi fi yu ko mën a remplacer valablement prescripteurs yi ñiy bind ordonnance xam nañ ko ñi nekk ci pharmacie yi war a joxe garab yi xam nañ ko donc bu nit ñi jaaxle bu ñu laajtee mën na leen jox yeneen garab yu ko mën a remplacer valablement. ñu nemmeeku fi ci Sénégal garab yi dañuy faral di manqué mu mën a indi ay musiba pharmacien bi jàpp na ni faw rek ñu ut industrie pharmaceutique bu ñu moomal suñu bopp. li muy laaj ci liggéey bari na bëriwaay bi nga xam ne defarkatu garab bi si bopp misaal dafa naan bàyyil ma bàyyi fi Afrique ma dem fële xam moo gën noppale. loolu nag pour régler ko dañu war a fexe ba Sénégal defar ay ses propres médicaments loolu buñ ci eggoon gën ko farlu ci ba mu am rek dinañu jàppale pour que rupture yi nga xam ne moom la ñuy dund de temps en temps mu wàññeeku bu baax a baax. Sénégal li muy représenté marché pharmaceutique mondial dépassé wul 1% nekk ab pourcentage bu néew ngir mën a indi fournisseurs yi situation boobu cas d'urgence médicale bu amee ñàkk garab bu metti mën na am lu ni mel nag war na tax ba ñu woon see indi ay saafara ci nu mu gën a gaawee. ñu dem ca diwaanu Njàmbur askan wi nga xamante ni kon ñoom ñoo yeewoo ca lu wër lac de Guiers ñoom ñoo doon amal ñaxtu di ñaawlu rek ñàkk ndox mi nga xamante ni kon nemeeku nañ ko ci seen yooyee diwaan moonte day lac de Guiers boobu moom mooy ndox mi nga xamante ni kon moom lañ jëfandikoo ci Ndakaaru ak yenn réew taax fa lay jógee loolu ñaawlu nañ ko ba tax na kon ñoom waa ñiit ci bëgg rek ñu letti leen wala ñu firi leen ci lu nu mel ndax rek coono bi métti na trop ñu ànd ceeg Ousseynou Diop ak Habib Seck. commune bu Ñiij askan wi génn ci mbedd mi wane seeni naqar ñoom nag la ñu mënul nangu mooy ndox mi baawaan ci gox bile ñu koy yóbbu ci yeneen i dëkk te ñoom mënuñu ca jot ñu ni nag loolee la ñu bëgg mu dakk ndaxte dëkk bi ñëpp dañu mar. dinañ tëj usine bi bu naanul kenn dootul naan loolu mënul ne mënuñu dëkk fii tam di naan Dakar di naan du naan mënul ne usine bi dañuy tëj. ñoom nag nee nañu lépp juróom fukki at a ngi ni le usine lac de Guiers bi nekk ci gox bii di Ñiij waaye amul leen benn njariñ tax nag ñu ni dafa doy te itam état bi daf leen war a gestu. fii 1969 la fi usine bi nekk ba léegi mu am 50 juróom fukki at si ren mar nañu guddi mar bëccëg. noo dëkk si taatu ndaali te mën nu naan noo dëkk si taatu teen bi te jot ñu si baaj bi sunu bàjjen yi 4 heures du matin la ñuy jóg toog ci seen robinet yi juróomi waxtu juróom benn waxtu duñ julli suba duñ julli fajar lu sax am benn bidon boo xam ne mën nañ ko naan ngir yàlla. usine bi nga xam ne mooy ndayu usine yi mooy maamu ndayu usine yi ndax moo fi jiitu usine Kër Mor Sarr tiwo bi fii lañ ko samp waa Foracité ko samp mu dem mënuñu fexe ba am ndox nit ñi dañoo xëy di war ak ndox ba añ jot duñu am ndox. maire bi mu yëkkati cay kàddu tontu ca xamle na ni yenn ci liggéey yi tàmbali nañ ko.
kenn mënul dégg ni commune di Gnith dafa mar waaye nag su fekkee état bi jël na décision yu mu war jël yëpp manifeste bi ñun dañu koy jàppe ni ay nit a nekk seen gannaaw rek xam nga opposition moom du bëgg jàmm loolu moo ko waral waaye état bi li mu si war jël yëpp daal jël na ko. ñi nag askan bi nee nañu ñoom dootuñu nangu ndox may génn fii ball ñu koy yóbbu ci yeneen i dëkk te ñoom duñu naan nee nañu nag nii la ñu wane seen i naqaar bi leen yoon daañ ko wane ci beneen anam. ñu dem ca Kaolack wax ci wàllu wér-gu-yaram li nemmeeku nag mooy am na ci askan yi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk rek ci yenn dëkk yi dañuy am jafe-jafe ngir daal di faju loolu nag ngir saafara ko kilifa yi am na ay matukaay yoo xam jël nañ ko rawatina rek ci wàllu xara yu bees yi ñu tuddee ko portabilité des soins su ko defee kon ñi nga xamante ni bindu nañ ci mutuelle yi loolu nag fu mën a nekk te am jàngoro rek mënees na leen faa fekk ñay bindu nag bari nañ trop ndax téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi kon bindu nañ ngir rek ñu mën a saafara seen ay tawat Ibrahima Diame fa liggéey. portabilité nag dafa ñëw pour yaatal avantage yi nga xam ne ñu ngi ci mutuelle de santé yi politique la kon bu nga xam ne day permettre adhérents yi ñu mën a faju ak seeni carte ci yeneen diwaan yu dul fi ñu bindoo. bu ñuy wax portabilité so baatu tubaab la waaye dañuy wax ne rek nañ ko jël rek misaal comme portable je crois que portable ñëpp a ko yore te heure booy dem da ngay yóbbaale sa portable. kon dafa mel ni rek dañ ne paj mi tey booy fooy dem ak fu mu munti nekk rek yóbbaaleel paj mi donc loolu la ñuy tekkee ne ñun portabilité des soins mooy foo munti dem ci région Kaolack ak commune bu mu munti dem boo feebaree boo demee ca commune boobu boo feebaree demal ca mutuelle ba la gën a jege mutuelle boobu dana la xool dimbale la ba ñu mën laa faj bu fekkee ne ay garab la ñu mën laa jox say garab nga delluwaat sa kër. bu ñu xaymaa nag politique bi léegi fu mu toll ci diwaanu Kaolack biñ ko dooree bu ñu sukkandikoo ci présidente bi dem na ba 80% bébét bi nag moo di généraliser ko au niveau national. am na phase testam bu mu commencé te yaakaar naa ne bañ koy commencé tamit sóoroon nañ ne ñun dañ ko bëgg a yaatal ba nga xam ne dafay nekk dans toutes les régions du Sénégal et que bu boobaa xëy na niveau li ñuy wax rek ne niveau national danañ ko porter ba nga xam ne portabilité boobu dana mën a yem. ndaje bi kon taxoon rek ñi yëngu ci mutuelle de santé daal di weccoo xalaat ngir mën a vulgariser politique bi nga xam ne day ñëw pour yaatal avantage yi nga xamante ni lii di mutuelle de santé yi jagleel nañ ko askan wi. njàng meeg njàngale mi ci département bu Oussouye la koy sooxeel bokk na ci rek ñàkk bloc scientifique de barab yoo xamante ni kon lii di naan série scientifique yi dañ fa mën a kon jàngal gone yi su ko defee ñu am ci ay loo xamante ni mën naa gën ci ñoom loolu nag constat la boo xamante ni kilifa yi def nañ ko daal di koy ñaawlu liñ bëgg mooy fexe rek ba nga xamante ni kon ñii di professeurs yi jàngale série scientifique yi am barab yoo xamante ni kon dana bakkanu su ko defee li ni xaar ci ñoom ñu mën koo jox ndaw ñi ci wàllu science inspecteur bi ñu dénk wàllu éducation ak formation ci département bu Oussouye kon moom moo gisee lu ni mel bi ñu doon amal rek bis boo xamante ni kon dañ doon neexal gone yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a xarañ ci njàng mi foofee ca département bu Oussouye ca Casamance ñu ànd ci kon ak Boubacar Diassé ak Lamine Mandiang. ci secteur jàng ak jàngale Oussouye bokk na ci département yu diiwaan bu Casamance yu amul benn bloc scientifique te CM yeeg lycée yu nekk ci biir département daanaka seen jumtukaay dafa néew lool ci wàllu science. jafe-jafe yi bu ñu ko seetloo daal mu ngi gën a bari ci jàngum xarala yi mooy amuñu bloc scientifique matériel pédagogique bi à part YouTube ba nga xam ne am nañ fa ay chariot mobile pratiquement département bi yëpp amul yooyu parce que njàngum science moom mooy développé ab dëkk benn mënut a développé bu fekkente ne amuloo ay ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci xarala yu bees yi. inspecteur de l'éducation et de la formation bu Oussouye wax li ni mel bi muy amal juróom-ñaareelu journée de l'excellence te ñu taamu ren ab thème bi ñuy jagleel lépp luy jàng ak jàngale matière scientifique yi ndaxte nee nañu département bu Oussouye bariwul benn yoon série scientifique waaye it jàngalekat yu yor matière scientifique yi daanaka duñu ko jàngale ni ki inspecteur d'académie bu Ziguinchor bëggee. si côté enseignants yi tamit gis nañu si suñu diagnostic bi si suñu étude bi que am na ay professeurs yoo xam ne même mathématique ay physique ay sciences ñu ngi jàngale si lycée yi te ñoom bachelier kese lañu loolu la ñu ne ay bivalent te ñoom ñu waruñu jàngale foofu loolu bokk na si luy causé suñu résultats yu bon si terminal wàllum baccalauréat moo tax dañuy ne léegi à partir de année prochaine dañuy déclarer poste yi yoo xam ne si Mirador yoo xam ne enseignants ñu koy occupé ñu ngi si lycée yi di jàngale seconde première ak terminale parce que foofu nekkul seen place. bu ñu xoolee série scientifique yi benn série rek scientifique rek moo fi am muy la série S2 alors moo tax ñu ne ren dañuy suñu thème bi dañ koy jagleel njàngum xarala muy njàngum science moo tax ñu ne dañuy orienté pour ñun ñëpp ñu jàpp synergie d'action ñun ñëpp ñu jàpp ci
moo xam ñun jàngalekat population parents d'élèves maire communauté et cetera ñun ñëpp ñu tànk xar suñuy tànk tubéy jàppale jàngalekat yi. bokk na it ci jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci département bu Oussouye yenn ci école yi dañu laxu bi nga xamante ni képp kuy inspecteur bi fa bëgg a dem il faut que mu jël gaal. ca Mexe moom ñu ngi fa doon màggal bis bi ñu jagleel artisan yi fii ci Sénégal muy barab boo xamante ni kon wàllu dàll ak lépp xamante ni yenn ci ay jumtukaay la fa lañ koy defaree te artisan yi ñu ngi koy def liggéey bu am solo loolu nag maire bi moom moo ko nemmeeku na tamit la muy waral ci ay xëy ci ndaw ñi bari na trop ba tax na kon mu sàkku ci kilifa yi ñu gën a jàppale artisan yi fii ci Sénégal su ko defee yenn yi nemmeeku maanaam dem ci gaaleeg yu ni mel dootu fa amati. Cheikh Anta Diop say latiir Ngaye Mékhé nekk tey ji capitalu artisanat doon dalal nag artisan yi nga xamante ni ñu ngi jóge woon ci diwaan yi nekk ci réew mi dikkoon ci Ngaye doon amal bëccëg yi nga xamante ni moom la ñu taamu jagleel ko ñu yëngu ci wàllu artisanat maire dëkk bi rafetlu lool liggéey yi nga xamante ne artisan yi def nañu ko doon ko woon askan wi ak ni ci kilifa yi jàppee rawatina centre bi nga xamante ni fii la ñuy teg lépp loo xamante ne artisan yi Ngaye Mékhé ñoom ñoo ko defar. président Macky Sall dafa ñëw Ngaye 22 décembre 2014 wax ni dinaa jàppale Ngaye dinaa jàppale artisan yi mu joxe matériel ba mu eggee Dakar lu mat 300 millions ni dinaa defar SECA bu war a jige ay 300 millions ñu ni waaye kii di joxe matériel te li muy joxe amul dañuy nax rek tey moo tax yoon wi ñu jógee dafa gudd waaye weddi gis bokku ci bu ngeen demee yoonu Baba Garage gis suñu abattoir ñoo ko gën ci département bi ñu ni Ngaye centre de santé la du hôpital kenn waru faa def ay blocs chirurgicaux ñu am ñaari bloc yoo xam ne tey docteur bi gën a xarañ ci àddina bu ñëwoon day opérer maison de l'outil gis ngeen maroquinerie bi lu Lancel di def ba Prada ba Gucci xale yi mën nañ koo def. daanaka ñu bari ñoom ñooy dund ci wàllu artisan defarkatu dàll yi defarkatu der yi pañe yi ak lu nu mel ba tax na secteur la boo xamante ni nguur gi de war na ci gën a yokk loxoom jàppale artisan yi. mu jël 30 personnes ci ay jours xale yóbbu leen Italie defal leen formation cordonnerie ak maroquinerie loolu tey am na xale yaa ngi fii di liggéey ci maison yi. te 150 millions ñu équipement la woon Saalum ma bu duggee di visité ci biir équipement daal yooyu ak saag yi ci machine yooyu la ba xale liggéey. Ngaye Mékhé ak li ko wër ay junniy nit góor ki jigéen nag ñu ci liggéey ci wàllu artisanat yi tey ji ay saak ay dàll ak ay pañe corox ay pañe yi ñu defaree ay corox ñu ngi koy yóbbu ba bitim réew. ñu bala ñoo dem ca bitim réew rek ñu des ci Sénégal ak tamit Afrique sowu jant sax nam gën a yaatoo ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo bokk koppar bi naan CFA ñi nga xamante ni nag kon ñoom ñoo waa BCEAO rawatina seen njiit di Thiemoko Meyla kon génn na benn communiqué rek ngir joxe ñoom waa BCEAO seen xalaat ci li nga xamante ni kon mooy coppite gi nar a nemmeeku CFA bi ni jógee dem ca ECO moom nag jàpp na ni am na ci ñetti ponk yoo xamante ni kon ñoom ñoo ca nar a soppeeku te nit ñi doon ko wax ba léegi benn bokk na ci mooy tur tuddatul CFA léegi ECO la tudd ba ca toppit mooy dakkal nañ lépp loo xamante ni wàllu réserve de change la bi nga xamante ni kon trésor France lañ ko doon denc léegi kon dañ koy indi fii ci BCEAO ñu daal di koy dencal seen bopp te tamit France dootul amati ku leen teewal ca conseil d'administration ba wante tamit ngir rek gën a ñoŋal boobee koppar jàpp nañ ni kon am na ñaari ponk yoo xamante ni yokk nañ ko ca ba ca gën a fees bokk na ci rek mooy tolluwaay yi nga xamante ni moo toll woon diggante CFA ak euro ñu daal di koy ba léegi te ak tamit lépp loo xamante ne ay kilifa yi BCEAO la ci wàllu askan wi ñu gis seen bopp kon ci boobee koppar te tamit kon coppite yooyu daal lan nemmeeku ñoom waa BCEAO ñoom ñoo ko wax ci njiital seen njiit di Thiemoko Meyla kon mi nga xamante ni kon moom moo leen fi teewal di doomi Côte d'Ivoire siège bi nekk fii ci Ndakaaru ca Côte d'Ivoire googu sax la ni dem ak mbiyam Guillaume Soro mi nga xamante ni kon ab opposant la nekkoon président bu assemblée nationale ngeen gis ko nii démb nag dafa duggoon ci benn jet privé jóge woon ca tugal ca France doon ñibbi ci réew wante nag danoo lankoon roppalaan ba daal di wàcc ca aéroport bu Abidjan ba tax na kon mu mujj dem ca Accra ci noonu nag procureur ba génn démb ca télévision nationale ba ngir rek wax lan la ni tuumaal moom Guillaume Soro moom bokk na ci rek luubal alalu askan wi ëpp ay milliards moom ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal rax ca dool yi nag mu doon naax saay lekk kaaraangeeg réew ma ñu koy kon atteinte à l'autorité de l'État kon muy ay tuuma yoo xamante ni teg nañ ko ca ka nekkoon président bu assemblée nationale di Guillaume
Guillaume Soro mi nga xamante ne woon na candidat la ci élection présidentielle yi ni amal ca Côte d'Ivoire ci atum 2020 di fàttali ni kon moom ak Alassane Ouattara ñoo àndoon ba ni doog a jot ca nguur ga ci atum 2010 moom Guillaume Soro mi laata kon réeroo di dox seen diggante danañ ci delluwaat ca nam gën a yaatoo muy actualité boo xamante ni kon moom moo am fële ca Côte d'Ivoire tàggat yaram benn ponk la di wàllu nawetaan ca Pikine zone 1 jafe-jafe nag dox ci diggante ASC Cosaan ak ki nga xamante ni kon moom moo jiite nawetaan fii ci Sénégal di Amadou Kane ba tax na kon waa ASC Cosaan mi nga xamante ni kon mooy club bi ëpp ay raaya ca Pikine nee na danoon topp ca yoon kii di Amadou Kane ndax dañoo amoon benn réserve bu ñu defoon rek ci match bu doxoon seen diggante ak waa ASC Bokku Jëf loolu nag am nañ ci dëgg wante dafa mel ni dañ leen koo lànkal ba tax na rek kon ñu bëgg ñu dem fa nga xam ne doone benn ñu daal leen di àtte ba jaxate mi dirigeant la ca ASC Cosaan ñu déglu ko ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. yoon danoo may ne bu nekkee ne nanguwuñ li zone wax nanguwuñ li ODCAV wax ñu saisir ñi nga xam ne ñoo yor kilifa yi nawetaan bi ñi bind texte yi muy waa ONCAV. le 8 décembre 2019 ONCAV daal di teg commission bi nga xam ne moo war a saytu dossier bi xool ndax ONCAV li mu waroon saytu mooy ndax Cosaan ni mu bindee réserve am baax na wala baaxut ñun ci loolu lañ leen saisir. à notre grande surprise le 8 décembre 2019 commission boobu toog na statué atte le 11 ñu rappelé waat dossier bi Amadou Kane daal di digalaat gars ñu toogaat ba ñu toogaatee attewaat dossier bi jéem a ñëw bëgg négocier ak ASC Cosaan bëgg Cosaan bàyyi Bokku Jëf dem ñu négocier ak ñun pour inviter ñu région pour inviter ñu départemental ce qu'on a refusé catégoriquement dafa am mainmise ci biir dossier bi ne Amadou Kane moo rappelé waat dossier bi attewaat ko daa dugg ci fond bi ne Cosaan dafa sàcc licence maanaam dafa sàcc carte d'identité xale bi pour wutal ko licence loolu tuuma la ñun duñ ko bàyyi noonu on a commis un pôle d'avocats et une sommation interpellative sera adressée à Amadou Kane président de l'ONCAV et à Boubacar Watt joueur de l'ASC Bokku Jëf ñaanuñu yàlla sax gëm ni ministre des sports dugal na ci loxoom parce que bu fekkee def na ko vraiment def na loo xamante ni tey nous n'allons pas laisser passer lépp loo xam ni dafa jëm ci nawetaan ak lu wër nawetaan Cosaan doon ci dox bureau bi décidé na suspendre activité yooyu. ponk bu mujj ci yéen kaay yi li gën a fës la ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf dorog diir bi na jasar ca banlieue bu ndakaaru ci la l'observateur xëy tey ubbil yéenekaay bi ni gaa ñi mel ci drogue bi jéggi na dayoo te amul benn quartier bu nekk ca banlieue ba bu ci mucc journal bi nañuy xibaar yi ñu jële ca centre d'information et de sensibilisation sur la drogue ba nekk ci hôpital psychiatre bu Thiaroye doy na ci sëkk ab takk nga demit ca centre Jacques Chirac gis fa lu koy dëggal ñi drogue bi gën a sonal journal bi nañu ñoo di xale yi ak jigéen ñi kenn ci jigéen ñoo ñee di dorogew ñu naan ko Fatou Diop dénk na waa l'observateur ne moom su tuxul yamba du xam fan la nekk beneen waay bu ñu naan Aziz Diagne tollu ci juróom benn fukkeet ak benn di borom kër bu liggéeyul xamal na waa l'observateur ne moom ci jëmi boppam moo demal police boppam ne waa police nañu ko tëj ci kaso bi ngir mu bàyyi di dorogewu journal bi bind ne ni drogue bi mel ca banlieue bu Ndakaaru ca Géejawaay ak ci Pikine fa la yëf yi gën a wulee ñaay jàngat bu ñu def ci mbir yi feeñal na ne ñiy jëfandikoo drogue bi téeméeri nit yoo ci jël juróom benn fukki ci lycée yi ak ci collège yi la ñu njëkk a laalee drogue La Tribune yu ci xëtam mu njëkk sikki sàkk amu ci drogue bi mi ngi bu baax a baax ci école réew mi téeméeri élèves yoo jël ci réew mi juróom ci ñoom xam nañu lu drogue di saf yor gu saf sàpp journal Les Échos ne nañu moo amoon démb ca Mbuur mool ya ñoo fa doon laaleeg takk der ya quai de pêche bu ñu bëgg a def ca pàkku gaal ga nekk ca Mbuur la mool ya ne du fa sampe mu indi woon fa fitna ju rëy seen digg ak takk der ya ñu raak fa ak policiers yi raak bu rëy ba dàq leen ñu daw wëqet waaye nag bari na ci ñoom pêcheurs yi ñu ci jëlee gaañu teg nañu loxo ci ñoom it lu mat juróom fukk am na ci ñooñ journal bi nee nañu policiers yi dañ leen a topp ba ca l'hôpital bañ doon fajo fa lañu leen jàppee Alioune Ndoye ministre de pêche ak économie maritime nga ñu fa yebaloon ngir mu dem fay coow li Les Échos nee nañu ñaawlu na ba fa ñaawlu yam mbir yeeg ni mu demee xamal mool it ne projet bi ñu leen bëgg a defal bu ngeen ko bëggul mën nañu ko yóbbu feneen enquête dina kay nañu tàngoon na tatar démb ca quartier tefes ga ca Mbuur ci diggante pêcheurs yi ak force de l'ordre yi Sud Quotidien ne ko fukk ak ñett ci ñoom mool yi police teg na leen loxo am na it ñu bari ci ñoom ñu ci jële ay gaañu Vox Populi di ñu fàttali li indi coow li ba jur fa fitna mu di benn quai de pêche bu ñetti milliards bu ñu fa bëgg a def te nappkat yi ne bëgguñu Le Quotidien nañu policiers yi ñoo ci gën a sonn ndax ñoom la ko pêcheurs yi sippi sën bu mbëbës bi ñu gis keroog ay nit yu taxaw di sàkku ñu tëj ko la Sénégal ne nañu état bu Sénégal mi ngi ciy sàkki pexe état bi awul yoonu tëj sën bu mbëbës waaye mi ngi seet nu mu ko defaraate maanaam réhabilité ko ba fii ak juróom-benn at ñu mënti fa sotti mbalit ci lu dul gaañ askan wi mbalit meneen mu mën a gaañ askan wi Soleil national xëyee na ko mu di déchets électroniques yeeg électroménager yi ñuy recycler journal bi gis na ñi koy def donte ñu ngi ciy jëlee lu ñu mën a faje seen soxla terewul bari na lu mu leen di yàqal ci seen wàllu wér-gu-yaram ak it lu mu yàq ci environnement bi ndax xeeti déchets yooyu léeg-léeg dafay ànd ak cuivre armignon wala polom maanaam bettax te loolee dafay jur ay jafe-jafe ñi nekk ci jafe-jafe ñoo ngi ci grand place ñoo di
ña dëkkoon ca Tivaouane Peulh ca waa Descos toj seeni kër toll nañu ci 1976 victimes tàmbali nañu grève de faim ndax nee nañu ba ñu tojee seeni kër ak léegi def na ñetti at te ba léegi joxuñu leen feneen leneen ci yéen kay ñu xëyandool mu di mbiri politique seetlu bi journal Vox Populi am ci tolluwaayu politique bi ci réew mi moo di guddi yu ñu toll daanaka opposition amatul ci réew mi ñoom Guy Marius Sagna ak compagnie ñoo fi nekk di ko ñàkkanteeg Macky Sall dem sax ba far suul opposition bi ci réew mi njiitam di Macky Sall ak njiit réew bi fi woon di Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñoo bokk toogandoo ci xët mu njëkk Walfadjri journal bi boole ko taxaw seetlu benn moo di njëgu courant bi yokku na ñaar di toj ak tooxi doona yi ñuy dégg ci nguuru Macky Sall gi mi ngi gën di bari ñetteel ba di fantasi rek tibbantey tànk xastante gi gaay mi nekk ci seen biir umpul kenn ak ñooñam yi dëkkee def lu ne weng te dara du leen ci fekk yooyee yëpp la yéenekaay bi boole gis ci ne fa Abdoulaye Wade tolloon ba muy jeexal fa la Macky Sall toll jamono ji. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média fii leen yam ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal bëccëgu jàmm rawatina Noël suñ mbokk chrétien yi ñu ñaanal leen kon Noëlu jàmm jërë ngeen jëf yàlla na jàmm yàgg fii ci Sénégal.